jaa ngeen jëf nuyu nañ leen yéen téléspectateurs yi jaajëfal leen yéen internautes yi heure bu baax bi gannaaw journal bi gannaaw ba ñu gërëmee bu baax waa rédaction bu télévision Futurs Médias ci kàddu Cheikh Diop mi doon présenté journal bi saa yu jeexee miin ngeen ñu man ak Merry ñëw yaatal li xew ci biir internet bi tey la mercredi Merry mi ngi fi waaw depuis démb mardi mercredi ba jeudi fas yéene accompagné ci li xew ci biir internet bi hashtag bi miin ngeen ko sunu net la muy Facebook Twitter wala Instagram wala si sunu plateforme yëpp en général ci YouTube bi ci kanam dinañ ci ñëw waxtaan ak yéen ci toujours actualité yi nga xamante ni ñoo gën a fës ci internet bi mais surtout sensibiliser leen ci jamono fu mu toll ak téléphone portable yeeg réseaux sociaux yi ku nekk a ngi ci def ay erreur mais gannaaw boobu di nuyu borom tibbaale yi su ma la nee Merry mag la yàgg na mu ngi nii chaque jour da koy gën di prouver rawatina tey sax dafa fa mu daan taxaw sax daf ko teggi nee na tànk yi day metti day ruux donc ñëw na ak ay tibbaale mooy wet yi yàgg na 1900 nangam boudin affaire bi nu mu tudd boudin oui boudin def naa si ay recherche ci sa ni nga mel nii. mais ani Tibale fii d'abord. non après nga expliqué leen si téléspectateur yaa ngi seetaan. internet yaa ngi xam ba xam na man li ma wax nii. moo yow bàyyi ma nuyoo rek ba ma wax ak ñoom ba pare. nuyool bismillah. waaw kay bismillah kon nag maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp téléspectateur internautes yéen ñëpp y compris boo yéen a xam fa ngeen nekk tiim seen boolu ceeb wala nekk au bureau en mode pause wala sax comme suñu gan bi di liggéey en même temps di ñu seetaanaale donc ñu leen di nuyu di leen dal ci seen émission man nag bëgg naa xam Tibale yeeg boudin yeeg yooyu yëpp mais daal naa toog xaar rek bu boobaa man. xool xaar commentaire Tibale amoon na yoo xam nga. waaw xam naa Tibale yow tamit ma xam ni mag nga. yàgg nga macha allah mais Tibale xam naa fekk nga fi jamono yu yàgg yàlla na yokku sax. amiin mais jamono yu bëree bëri fekk na la fi léegi Tibale bii nag ñuy waxtaanee nii xam nga ni génération ñoom tante yi la woon. Tibale fekk ne moom nga man est-ce que léttu naa Tibale sax. moom nga indi nii man petite que laa doon léttu. yow fekk nga fi nag macha allah ay génération sa ginnaaw ah. yéen xam nga dañ naan 2020 internet bu ñuy yàq internet dañ naan dafa gaaw. yaa ñoo bokk génération internet dafa gaaw comme image bii ñu wax maa woon ñu. fekkee nag yàggul moom. ma xool yàggul jamono yi nga xamante ni am na mais pour nga mën a comprendre amuñu retour fi bàl leen ñu rek amuñu retour pour ñu mën a. dafa mel ni dana la commencé ëpp bopp de. waaw dafa mel ni nag. waaw ndaxte. waaw mu mel ni moom. maa ngi lay bëgg a commencé ëpp bopp. Babacar mi ngi ñëw voilà image baa ngi nii. waaw lii fekk nga ko jamono yi ñuy passante bluetooth yi. lii c'est la la fekk. waaw lii fekk na ma fi. waaw si waaw lii fekk na ma fi. loo fi ñeme weddi. non 2004 moom fekk na ma fi. mën nga liir nag ak loo mag say bët baax na. macha allah non si nee na ko ne bouge pas lan j'en ai pour 5 minutes. léegi da koy super rapide da ko koy yónnee uteeg naa suñu jamono léegi lii de bluetooth la woon da ngay échanger rek yónnee mu daal di jàll. waaye léegi moom. internet yi de ñu ngi naan ma wax naa lu yàgg Tibale. waaw wax nga lu yàgg moom parce que ba dañ ko wax ma daal di toogaat xalaataat bu baax. lay Tibale wax naa lu yàgg Tibale dafa ñëw nii rek sax. ñaari lettu yi teg loola di. mais est-ce que maa dañu woon lettu kii bu baax parce que internet yi ñu may défier quand même Tibale ba ma ko waxee. pour lii nii yàgg na mais xoolal. lii du Tibale de. waaw comme voilà jox nañu ay Kocc Barma ay yooyu daal. ay sama yow de tabara laa lay booleel tabara gaa ko ba ci triangle de la beauté. moo defar lii ay Tibale la voilà am na solo nii la ñuy démarrer saa su ne ak benn peps fun ñu waxtaan suñu biir ci li xew ci biir internet yi ñoom ñëpp ngi commencé envoyer ay images yu ñu war a mën a partager gis nga bi ñu njëkk a wane noonu. mooy jamono yi bluetooth yi ñu daan passante léegi. waaw affaire yi dafa gaaw ah. affaire yi kay waxuma la gaaw rek parce que déjà 2004 mi ngi mel ni démb. si ñun ndax bluetooth la woon bluetooth moo xewoon. ku ñëw rek da leen naan activer sa bluetooth wala fayal sa bluetooth dafay jeexal sa batterie. sa batterie téléphone léegi moom waxatuñu waxi bluetooth da nga koy sax fàtte. waaw oui ay infrarouge waaye infrarouge yooyu yëpp. léegi gis nga loolu te yàggul ah 2004 la. ay 2004 5 6. c'est ça ba léegi instant yi dafa obsolète tellement. en fait dañ koy wax nii mais dañ koy fàtte sax en fait alors que démb la woon démb. loolu nag la mag ñi di yëg. ci bu ñuy wanee yenn image yi ñun fii. waaw gis nga ñun li ñuy yëg ay 2004. loolu dëgg la. yow li nga yëg bu ñu wanee ay bluetooth nga naan ndeysaan lii amoon na fekk yooyu. billaay loolu la mag ñi di yëg mag ñi ñuy seetaan heure bi nga xamante ni mooy heure bu baax bi ils sont nostalgiques mais surtout moment bi nga xamante ni heure bu baax bi ñëpp a koy seetaan ñoom dañuy toog xool di li xew ci biir internet bi surtout mais fàttaliku aussi seen ay jamono ndaxte parfois ñu wan leen ay images yoo xamante ni di leen rappeler lu am solo loolu baax na ci leneen li dañuy njëkkee
question bi réponse yi bari woon na quand même. waaw réponse yi bëre woon na ban moo njëkk ci diggante poule ak œuf. wala œuf ak poule. ñu bëre nag joxe nañ seeni réponse am na ñoo xamante ne dañ ko basé si li islam wax am na ñoo xamante ne dañ ko basé sur des faits scientifiques. mais réponse yi jiitu dafa bari ñëpp nag dañoo tege xel rek man dama wax sama xel. Xam nga ni. yow pour yow lan gàtt yàlla poule bi lay njëkkee wala. mais man pour man œuf bi la. non mais. man pour man œuf bi la. Alors, c'est la poule parce qu'il y a des protéines sur l'œuf qui n'existent que chez la poule. Voilà déggal mais ça c'est une explication par exemple scientifique. léegi ku nekk ak sa explication rek. loolu am na solo. ku nekk ak sa explication mais docteur Massamba lu mu wax wala waxul. non docteur Massamba bi mais am na yeneen mag yu ma laaj c'est la poule effectivement. c'est la poule. c'est la poule. waaw baax na boobu moom je suis un peu je sais pas. bi ngi mel ni nit ak liir rek. du ci ji di nit njaay voilà liir yee ñëw baax na réaction yaa ngi nii hashtag bi sunu net la muy Facebook Twitter wala Instagram ñëpp di commenter ci question bi nga xam ne posé nañ ko démb ba tey ñëpp a ngi tontu pourtant réponse yu bari nag effectivement internautes yi tamit même li ma xalaat la ñëpp xalaat la poule la ñu wax effectivement même boo jarul sax ñuy dugg ci science di sori ci xel rek man nag pour man franchement question bi moom c'est intemporel fii ba suba mën nañ ci débattre fii ba suba mën nañ ci débattre je pense bien. loolu baax na am na solo yëkkati sa téléphone mairie te nga pousse ko noonu ñu ngi son kii micro bi nga xool en même temps live yi nga xool commentaires yi ñu wax ci ñaari commentaire déjà am na benn internaute bu posé benn question bu pertinente balaa boobu mun nga wax quelques commentaires balaa ñoo ñëw ci question bi waaw am na ñu nga xamante ne ñoom ba léegi ñu ngi daal di toog ne ba léegi c'est l'œuf maanaam œuf bi mu daal moom moo jiitu waaw ñi ñu ngi wax tamit ci coiffure bi waaw non bul dugg ci coiffure gis nga mais loolu la ñuy wax da nga ma ne ma lire commentaire yi lii lay gis nii commentaire ci mbirum ginaar geeg nen gi laay wax ginaar ak nen bi daal gis naa ñu naan ba léegi la poule am na ñu naan œuf bi kii nee na Ina Mbodji nee na c'est la poule waaye moom joxewul explication waaw Ndiaga Diak tamit nee na c'est la poule. am na ñu ne c'est les deux sax. waaw continuer leen commentaire hashtag bi sunu net la Facebook Twitter wala Instagram peut-être benn mag defoon ñu benn live pourquoi pas ñu interroger professeur Massamba mu def ñu benn live. expliquer ñu pourquoi ni nga mën a ngëm. ñi ngi xaar pourquoi pas am na ñeneen sax ñoo xamante ni mën nañ ci wax am na solo. question wu internaute bi c'est tellement pertinente surtout mu ne comment savoir si les messages de données sont les messages détournés. Pardon. Les messages détournés nan la ñuy def ba mën a xam message yu ñuy détourné ci téléphone portable mi ngi nii. message ak appel yi. voilà ak appel yi. comment savoir si tes appels messages et données sont détournés. effectivement voilà mais lii question yi nga xamante ni dafay ëpp lu muy ñëw. ci émission bi. te pourtant dañ ci doon jaar di ko expliquer saa su ne mais la répétition est pédagogique. toujours am ngeen possibilité tamit poser seen ay questions gis nga ko hashtag bi sunu net la def TFM ñun tamit dinañ ci ñëw jox leen explication yu simple yoo xam ne dina leen jariñ pour ñeneen ñi nga xam ne seetaan nañu ko woon war a tamit ngeen gën a ko miinanteeg seen téléphone yeeg seen ay données personnelles yi surtout ci jamono ji fi réew mi toll wala fi àddina toll am na sax ay astuces yoo xamante ne joxe woon nañ ko fi pour xam ndax yéen seen téléphone est sur écoute wala nekkul sur écoute donc xëy na comme ni ko Ndiaye waxee rek la répétition elle est pédagogique dañ koy daal di répété waat pour ngeen daal di jàppaat astuce bi te bu leen fàtte ne bu ñu xasee ba joxe astuce bi mën ngeen demaat ci suñu replay moo xam YouTube wala Facebook ngeen daal di ko dagg ngeen daal di ko denc di ko fàttaliku di ko statut wala di ko fàttaliku donc da ngeen di def étoile dièse 21 dièse pour mën a xam ndax vous êtes sur écoute ou pas l'étoile dièse 21 dièse boo ko daal di defee gis nga ko comme nii ñu ko wonee dañuy def échec du réseau wala si injoignable wala sa appel si dañ ko transféré ou pas wala désactivé bu boobaa nga xamante ne ni comme nii bu ñu dem yëppee bind yëpp désactivé nga xamante ne tu n'es pas sur écoute donc étoile voilà dièse 21 dièse pour question boobu boo tàppee loolu di nga xool ba xam ndax sa message yeeg sa données yi dafa am fu ñu koy transféré wala mën nga am na ci beneen muy dièse 62 dièse waaw au fait di nga am explication di nga am conduite bi ci sa téléphone portable mais ak Apple nag gis naa mu dox xaw ma ba xam na yeneen ñi dina dox ak iPhone gis naa mu dox ak Apple même ak Apple sax am na si yenn Apple yoo xam te du dox parce que man sama bos doxu si oui waaw man beneen bi moo ci dox étoile dièse 21 bi mais dièse 62 dièse bi doxul 62 dièse bi doxul donc boo leen ko defee da ngeen di def beneen bi il y a plusieurs astuces yoo xamante ne dina leen permettre ngeen xam si vous êtes sur écoute par rapport à vos appels ou même messages. jaajëf Merry explication bi leer na surtout comme ni ñu ko baaxoo defee astuces yi télé mercredi expliquer leen façon mu simple ngeen mën a comprendre internet boobu di ko jaajëfal ci question bi am na ku ne ci commentaire dinaa ñëwaat ci coiffure bi kii nee na Merry tu aimes
les coiffures des anciens dis-nous ton âge. non kii nu mu tudd sax. mais parce que man j'aime tout ce qui Khadija est Diallo. rétro. man j'aime tout ce qui est Diallo. rétro nee ko man dama nekk xale boo xamante ne dama màggetee ndaw. dëgg la. waaw dama bëgg lépp lu rétro ndax rétro moom moo xew léegi dañuy indiwaat yëpp balaar su ñëwaat na. mais waa régie bi. yow bàyyil ma ñoom Mao ñëpp kontaan nañu. nee nañ ci ki commentaire lii. bàyyi nee ma ak nañ am na ñoom fi Mao loo. bàyyi ma ak ñoom Mao. mais c'est très joli. intéressé sunu internautes yi gis naa ni ñoom ñëpp Aïcha ñu wax Gueye ci nee na coiffure coiffure simple. waaw kii nee na moom ma yóbbu ko fi may coiffé woo non naa la fa yóbbu dama leen di gagné loolu benn kii sax ñu dem. loolu mën na ne. waaw jaajëf loolu am na solo WhatsApp tey lu mu xëyee ak d'ici moom ak coow lu mu fi créé woon yëpp. ñun foogoon nañ ne dafa reculer nekkate lu ñuy naan reculer pour mieux sauter moom la daal di def. ndaxte xam nga ne daf fi génne woon ay conditions générales yoo xamante ne nii consommateurs yi accepté wuñ ko. léegi nag mu daal di reculer nit ñi foog nekk ne dafa bàyyi nekkate bàyyiwul. dafa repoussé woon date bi février la woon ñu yóbbu ko ba le 15 mai. léegi nag aujourd'hui nag nee na nag moom lenn dafa am dafay daal di teg pression ñi nga xamante ne ñoo di utilisateur am parce que nee nañu pendant une courte période. maanaam boo accepté wul condition de confidentialité yooyu. mooy pendant je pense joxe nañu date bi. kii jours yi sax 120 jours. pendant 120 jours voilà. boo ko accepté wul di nga nekk en mesure de recevoir des appels ak des notifications. mais doo mën a ni lire ni envoyer de messages depuis l'application. compte inactif lay doon. waaw compte donc daanaka da nga mel ni ku inactif génn ci WhatsApp bi rek. effectivement te nee nañu en plus de ça nee nañu boo demee. ba ne da ngay supprimer sa compte WhatsApp c'est irrévocable maanaam amul supprimer. ba pare bëgg ñëwaat. boo xasee ba dem dootoo dellu. loolu mooy boo demee yaa xam au revoir. bon loolu dinañ leen ko toppal c'est important. et puis c'est intéressant te nee na dafay supprimer sa historique groupe conversation lépp. léegi fan la ñu mujjee ak suñu données yi. léegi baa duñ ko yóbbu Facebook. beneen question ngi noonu. loolu dinañ leen ko toppal dina leen intéressé surtout ñun sénégalais yi ñu ci bari. wala ñu ci ëpp ñu ngi ci WhatsApp plateforme boobu nga xamante ni ñëpp ci nekk ci jamono ji ñi ngi statut ñi ngi dugal suñuy information di partager yu bari ñëwaati na ak ay xibaar yu yees ñoom coow lu ñu fi amoon nag kërti jeeg depuis début fin d'année 2020 ba dugg ci atum 2021 bi. te ñu repoussé woon seen mbir yi nga xam ne changement yi fas yéene nañu ko ci dugal. le 15 mai lañ ko yóbbu woon indiwaat nañu yees joxe ci ay xibaar li nga wax am na solo. mais loolu nañ leen ko toppal ndaxte ñoom naruñu jàmm et puis dañ nar a def ni voilà boo leen ñëwee WhatsApp. waaw loolu mooy boo leen ñëwulee voilà. ngeen dem seen yoon. xam ñu naa bari dañ ko dañoo bëgg a dawoon def après affaire de élite. ñu bari dañoo dawoon ba dem signal ak demoon nañ Telegram Signal ak Telegram mais léegi ba léegi xam naa dañ ko bëgg a def yëfu élite lan loolu mooy boo toogee. lu ndaw lañ lay mën a permettre nga def mais doo envoyer doo lire. mais léegi boo décidé ne da ngay dem amul dellu si. ok loolu c'est important nañ ci ñëw gën leen ko yaatalal am na solo Mère yaa ngi sa xët di ba wóorul. non wóor na dama coxo xaan. d'ailleurs ci la ñuy waxaale ci mbirum Covid bi ak situation réew mi ak àddina fi ñu toll vaccin yi ñëw na dem gis nañ image yi. gars yi partagé ñu ngi ciy def lu reetaan lu oui c'est bien mais toujours gën leen di ñaax informer ministère de la santé jël créer ab plateforme bu am solo boo xamante ne dañ ko fi def ngir ku bëgg inscrire directement ci plateforme bi. ngir bëgg a vacciné wu. dëgg la maa ngi koy wax démb déjà di joxe plateforme bi di vaccin Covid 19.sec.gouv.sn. donc foofu nag boo bëggee dem li nga xamante ne moo di vaccination di Covid foofu ngay dem dafa am benn formulaire en ligne boo xamante ne da nga koy daal di remplir boo demee da ngay def je m'inscris pour la vaccination. su ko defee ñi nga xamante ne ñoom ñooy ministère de la santé une fois que yow nga remplir formulaire bi ñoom ñoo lay contacter. en fonction de sa situation maanaam sa âge est-ce que mag nga wala xale nga. sa profession ak yooyu pour informer de la disponibilité des vaccins. beneen affaire bi am na benn internaute bu posé benn question bu pertinente nan la ñuy def ak suñuy données personnelles parce que ay informations yu personnelles wala yoo xamante ni voilà c'est top secret la ñuy joxe ci biir. waaw loolu da ngay joxe sa numéro carte d'identité. da ngay joxe sa tour sa fonction. voilà ak suñu données personnelles yooyu lan lañ ci def ndaxte actuellement nii ñuy wax ak am na ay données yu bari yu fuité ci mbirum Covid bi ci Europe. effectivement je pense que sax c'est une fenêtre pour que waa ministère de l'action sociale ñoom ñu daal di si. action sociale santé waaw maa ngi naan action sociale ministère de la santé. comprendre les mairies rek chaque jour gis nga ma ngi naan rek. non après dinañ ñëw ci ministère de la santé et de l'action sociale. oui c'est ça mais donc. déglu dama lay tooñ d'abord. rek ma continuer. non damay dagg lancé bi dafa may dagg bàyyi ma pare rek bàyyi ma pare. bàyyi ma expliquer ñu on est cash. maanaam. après yéen di ngeen comprendre. téléspectateurs yi ak internautes di ngeen comprendre pourquoi. mairie chaque jour seetlu ngeen semaine yi yëpp bu ñëwee rek wax ne maa ngi wax lii sax. après dinañ leen ko wax ci kanam bi yàgg dara.
gis nga li bon ci animateur lu mu xam rek da koy bëgg a siiwal yàlla baax na donc je disais que c'est une fenêtre ouverte pour ñoom comme ça ñu wax ñu exactement données yooyu lan lañ koy def parce que même du point de vue de la loi aussi loi am na lu mu ci wax ci collecte protection des données personnelles ak collecte des données personnelles même ici au Sénégal. Super. Donc fenêtre la pour ñoom ñu mën si prononcer et puis dinañ ci waxtaan sax ak borom xam-xam yi chaque jour saa yi ñuy wax dañuy wax ak borom xam-xam yi ci seen xam-xam màcc ci mbirum protection des données personnelles. Loolu nag c'est bien toujours on applaudit surtout le fait que ñu innover indi lu yees loo xamante ni dañ koy gis ci yeneen dëkk yi toujours dañuy bëgg Sénégal am ci waaye bu ñu fàtte ni pour mag ñi nga xamante ni ñoo nekk ci yenn zones yi te maîtriser wuñu téléphone portable yeeg internet yi tegal nañ leen ay moyens yoo xamante ni nuñ mën a def ba dem vacciner mais toujours daal di wax ni ñun ñoo àndandoo xeexandoo Covid bi ngir mu jóge fi ndax yëf yee ngi ëpp loxo fépp nag ci àddina communication bi war nañ ko ci ñëpp def et puis gis nañ ni démb ak tey wala depuis bi fi vaccin bi duggee kilifa yaa ngi jël ay matuwaay yu mat sëkk ngir def communication bu am solo boo xamante ni ñëpp a ngi koy partagé te loolu nekk na lu am solo di leen si remercier bu baax d'ailleurs. jaajëf leneen li mooy astuce Instagram bi xam na keroog indi woon nga fay le fait que ñuy recevoir ay messages ay liens ci Instagram yoo xamante ni suñu yoon nekku ci mais nan lañ mën a def ba dootul amati daal dootuñu ko recevoir te je pense que am na possibilité ak téléphone Apple yi nan lañ mën a def ba dootuñu recevoir liens yooyu nga xamante ni ñun ñëpp a ciy jot actuellement ak suñu page wala compte Instagram. waaw loolu c'est très facile boo leen demee ci seen compte Instagram da ngeen di dem ci paramètres boo leen duggee paramètres ngeen dem ba confidentialité ubbi confidentialité dem ba message léegi boo leen demee message nag am na ci suuf benn bouton boo xamante ne dañu ne message uniquement les personnes qui nous suivent donc ça veut dire que keneen koo xamante ne nekkul sa ami wala nekkul sa abonné wala nekkul sa contact du la mën a yónnee message wala même lien donc léegi boo leen amul boobulee option mën ngeen def ay notification par exemple boo leen demee ci côté notification bi ci kaw ngeen def message direct boo leen defee message direct am na benn bouton boo xamante ne boo leen ko bësee moom mooy invitation à des groupes donc da ngeen di activer loolu su ko defee kenn du leen mën a inviter à des groupes yéenay décider c'est un peu comme WhatsApp comme ni ñu ko gisee ci tuto bi voilà comme ni c'est ñu koy important gisee ci tuto bi ñu jaar étape par étape c'est bien téléspectateurs yi internautes ci tuto bi ñu jaar étape par étape c'est bien téléspectateurs xam pour ngeen bañ a recevoir ay message ci seen compte Instagram wala lien yoo xamante ni bëggoo leen ko toujours noonu la téléphone portable yi yeeg fii internet toll mën nga am possibilité di boo recevoir yenn affaires yi toujours dina am moyen boo xamante ni di nga def ba dootoo ko recevoir te loolu am solo lii nag ñëpp a koy dund actuellement nii da ngay jékki-jékki rek benn lien dugg doo xam fu mu jógee toujours donte duñu jóg ci di wax ni sécurité à 100% amul ci internet dañuy def ndànk ndaxte fi jamono toll ak réseaux sociaux yeeg internet yi waaye bu leen mukk changer wala di wax ni lépp loo ni def ci internet wala loo ni partager na ngeen ko xam bu baax xool ko bu baax vidéo boo leen jël balaa ngeen a partager xool leen ko bu baax. parce que absolument rien ne s'efface sur internet. oui rien ne s'efface te mën na yëngal àddina. donc ñuy def ndànk ak téléphone portable yi te loolu. am na solo waa iPhone moom dafa nar a génnee depuis septembre iPhone 13 man damay tëgg combat ak ñoom daal. parce que 12 bi génn na pareeguñu ci 12 bi ñoom ñu ngi wax waxi 13. non te def ñu coloniser dafa bari en non xam na am na ñu bari dañ naan fi ne nii comme drogue quoi. dañuy jékki-jékki naan la non ñun moom du ñu jënd 13 fii la ñuy yem. waaw mais dañuy jékki-jékki rek nañu ñoom dañu bëgg dañuy dem ci 13. mais c'est ça qui est fou en fait dañuy génne à chaque fois mais bon am na ñu bari ñu naan que ne il faut pas s'attendre à des changements majeurs wala extraordinaires parce que déjà iPhone 12 bu ndaw bi mini bi ça c'est pas bien vendu. mais accro ak addict yi nga xamante ne ñoo nekk les accros de iPhone. ñoom moom lu iPhone génnee rek dañuy jël. waaw lii nag. lu bees la septembre. xoolal lii rek. jarul sax ñu ne xam naa dañ naan dañuy publicité la iPhone sax waaye iPhone de parce que soxla na suñu publicité lii 4 bët la am de. lii de mi ngi nii voilà loolu dafa bokkoon ci information yi nga xamante ne ni soxal yéen voilà y a des inconditionnels. Apple quoi ñoo xamante ni saa su Apple yëngalee rek yor iPhone bëri nañ. mi ngi noonu yow mii yaa ngi ak ñaari iPhone macha allah. déedéet. man benn iPhone laa yor. waaw kay exactement. am na vidéo challenge bu xew léegi nii nit ñi da ngay wax dara nekkate li ngay wax noonu dara. waaw challenge bu neex la nag en fait
da ngay piéger sa proche. maanaam mu ngi mel ni ma toog ak yow. ma mel ni kuy wax ak nit ka naan ko non instant yi maa ngi Dubaï te xam nga di wax loo xamante ne. lu mais loolu garaaw bu la ko maire yi bu ko fekkee foo xamante ni dañu ragal yàlla dañ naan la yow mi ci li mu wax di ba jàmm. léegi nag am nañ ci benn vidéo réaction nit ñi la ñuy xool. sooy def loolu ok challenge la waaye xam naa ni nekk na lu doy waar actuellement ñëpp a ngi koy gis ci réseaux sociaux yi di ko partager je pense bu élément bi pare mën nañu leen ko dégtal ñooy xool tuuti après comme ni ko maire expliqué. dama demoon États-Unis nag moo tax dama demoon États-Unis waaw maa ngi nii États-Unis sax de maa ngi la doon wax sax affaire bi dagg suñu kii bi la xam nga gars yi doon wan yi ñoo doon ñëw léegi di fëgg ci bunt bi waaw loolu la woon dinaa changer sama kii bi bu ma changer numéro WhatsApp bi naa la ko jox d'accord amul benn problème yow ñoo far merci beaucoup jërëjëf waay ah déedéet moo yow dinaa la yónnee conteneur bi démb rek pourtant laa yónnee conteneur démb rek léegi jigéen ñi commencé mais li nga doon wax la maire bi gis nga ni comprendre lu dara mais dafa waaru dafa jommi. toog ak nit ki mu naan ko maa ngi États-Unis nii yow tiit xoolaat la ne la kii ni muy def nii lan. lii bëgg naa kaa def sama mère sax gis naa ko mu xew TikTok da ngay toog ak sa wayjur wala kenn koo xamante ni di wax lu téléphone quoi donc challenge la xam nga xale yi ñoom loolu la ñuy xewle ak réseaux sociaux yeeg internet bi waaye lii pour reetaan la ak nekk lu fën mais nekk na lu yéeme bu ñu ko defee ci kanamu maire yi gis naa ci benn boo xamante ni yaayam da doon julli waaw mais bi mu waxee li nga xamante ni gis ko maire bi dafa wàcc ci saa si sëlmal dafa daal di toog ci saa si sëlmal ne ko yow li ngay wax di ba jàmm waaw mairie moom c'est vrai que challenge boobu lu si bëri parents yi mairie lañ ciy gis ñu leen di tester pour xool en fait naka la ñuy réagir. mais da ngay gis ku concentré wu ci benn affaire kii ne ko allo man maa ngi nii nekkate man maa ngi nii di wax ak yow nii depuis Dubaï rek mais bi ne ko nii si gi wax ni ko waay xanaa gis naa si koo xamante ne maire bi da doon reer yor kii yax bi di seeñu kooku di wax non bagage yi ñëw na dama la ko rek mu wàccee yax bi xoolaat ko nii noonu la ay challenge la di jóg ci nee na toujours na ànd ak reetaan lu fën li xew ci biir internet bi ñun tamit dañuy ñëw di ci partager comme vidéo boobu ngeen gis dafa xew actuellement nii ci réseaux sociaux yi surtout TikTok TikTok d'ailleurs lundi bu ne dinañ jéem a xool ki nga xamante ni ñooy def buzz ci TikTok bi ñu wax seen expérience seen business chaque jour désormais léegi lundi yi kenn rek ñu xool ko ci mu ñëw waxtaane business am ni ñuy def bay gagner xaalis mais toujours ñu respecté ko ci yoon ak ni nga xamante ni méngoo nag suñuy valeur ndax nañ fay impôt de waaw tiktokeur yi waaw keroog am na ku ma ko ci laaj li mu ne ñoom laal kii waguñu la mais nañuy dugg ci mbirum impôt yi ñëwoon nañ ci le meilleur pour la fin kii kan la wala lii lan la chaque jour ñu bàyyi fi kenn wala ñu bàyyi fi ñaari image yoo xamante ni dañ leen di bàyyi coow li démb nag am na kuñ fi bàyyi woon koo xamante ni gis naa ni internet yi réagir nañu mais gannaaw boobu di remercier bu baax Jili CSB nekk rond point cité Kër Góor gi moom muy sponsorisé rubrique bi kii kan la wala lii lan la numéro téléphone moo nekk noonu 33 822 47 00 moom Jili am nga ay matériel électronique matériel électroménager ay téléphone portable surtout Samsung S21 Fold bi mi ngi foofu ci Jili nekk rond point cité Kër Góor gi démb réponse kii kan la bi kan la woon alors réponse kii kan la bi kii nekkoon démb mu di woon Bruno Diatta Bruno Diatta nag moom la ñuy woowee le natif de Saint-Louis la tombe de la République parce que moom dem na waaye yóbbaale na secret yu bëri donc moom nag il est décédé vendredi à 69 ans donc il est né le 22 octobre 1948 ñu nommé ko chef du protocole en 1979 donc il a servi 4 présidents Léopold Sédar Senghor Abdou Diouf Abdoulaye Wade ak Macky Sall entré au palais en juin 1978 et il a pris la tête du protocole de la présidence en 1979 en remplacement de Cheikh Ly. Donc il est le fils d'Edouard Diatta, un ancien ministre avant l'indépendance, et de Clotilde Derneville et a partagé son enfance entre Oussouye, sa terre d'origine, et Saint-Louis où il est né, avec un bac littéraire au lycée Vanvo avec la mention bien. jaajëf moom lañ duppee l'inamovible Bruno Diatta nekk koo xamante ne ku ñu respecté la te naw ko wax nga ko yóbbaale na ay secret yu bari waaye dafa mel ni xale yi xàmmee nañ ko ne image bi dama yaakaaroon ni ñëpp ay Abdou Diouf lañ doon wax wala ñeneen ak ñeneen mais gis naa ni internet yi ñu ci bari dañoo commenté def hashtag bi sunu net muy Facebook Twitter wala Instagram ba tey dañuy bàyyi ba suba daal di choisir kenn yóbbu ko ci Jili indiwaatal kii kan la bu bees bi Aïcha waaw kii de xanaa du yomb nag kii moom du yomb waaw xamee am na ku mu lay jox daal dana am ku mu lay jox mais est-ce que moom la. acca ñu bàyyi xale yi xool hashtag bi suba moom dinañ ci tànn kenn hashtag bi sunu net la Facebook Twitter wala Instagram tànn ci kenn yóbbu ko ci Jili ndaxte bii dafa mel ni xaw na jaaxal internet yi tuuti. waaw dafa mel ni ñu ngi commentaire ba léegi gisuma kenn ki nga xamante ne comme démb waaw
comme démb de gisuma woon comme démb ni mu gaawee Bruno bi nga jékki-jékki gis ay commentaires gaaw mu nekk loo xamante ni internautes yi dañ ciy gaaw réagir mais bii moom du Mamadou Dia gis naa Mamadou Dia du Mamadou Dia du moom Mbaye Dieye Faye waaw commenté leen hashtag bi sunu net la Facebook Twitter wala Instagram mooy seule émission boo xamante ni am na avant pendant ak après ci sunu chaîne YouTube ngeen dem def hashtag bi sunu net ngeen commentaire wax ñu kii kan la bi rappelé ñu wala bindal ñu tuuti biographie am jaar-jaaram dafa am solo ngir ñu mën ci tànn kenn yóbbu ko ci Jili CSB nekk rond point cité kër góor gi di leen jaajëfal mairie kontaan nañu nag tey ak sa lettu tibbaale yi internet yi nag wax nañ ma lu ne ci tibbaale yi xaaral ma génne ko gis ngeen lii xam ngeen lii du tibbaale gis ngeen lii waaw ba dinaa ko leeral parce que xam naa bu ma génnee moo tax mais lettu dégg nga supporter yi émission bi nag day fees del waa ñeneen ak ñeneen ñoom instant yi bande supporter bi mi ngi fees nii ñoom ñëpp a ngi toog di commenter naan tibbaale laaj waxal mais en tout cas maa ngi leen di maa ngi leen di bëggee di leen jox dig daje demain incha allah jeudi si dernier numéro de la semaine bi su ko defee ñu daal di rek continuer ci li xew ci biir internet di vidéo buzz astuce conseil lépp ci biir et faites très attention encore une fois ndax lépp lu dugg internet du fa daal di effacé wu ba mukk et encore une fois merci à Triangle de la beauté pour la jolie coiffure. jaajëf jox ma wax ma kii bi maa waxaat ma tur bi nga waxoon. ci coiffure bi daa am compte bu muy réglé ak man. ok chignon O. mu ne. plus cran débordé voilà mi ngi noonu chignon O plus cran débordé donc mi ngi noonu man dama ne tibbaale internet yëpp ñu naan ma Mamadou Ndiaye wax nga lu yàgg tibbaale dafa yàgg xamuñu tibbaale man la dama gis rek tey ci suba ba léegi man ko maa ngi naan mairie tibbaale rek nga def de mais kon mu ngi noonu commentaire ñi ngi commentaire ci coiffure mairie bi jaajëfal la mairie ba suba incha allah ci beneen numéro li xew ci biir internet bi di jaajëfal internet yeeg téléspectateurs ak ñoom maa aussi 5 millions réalisé ñoom Youssou mi jàpp ci liggéey bi ñoom tonton Am ak waa régie émission bi commencé gars yëpp ñëw di intéressé wu ni mu nekkee fii ci kër gi bul fàtte suñu supporter ni mu neexee fii ci biir TFM noonu la neexee ci seen kër yeeg yéen ñi nga xamante ni yéen a nekk actuellement en pause ñiy liggéey ñeneen ñi nekk ci réseaux sociaux yi di ko gën a animé noonu la baax na ci ak suñu supporter yee toog ñi nga xamante ni Corombaar Ndiaye Bijou Ndiaye bu ñu paree dañuy ñëw toog jàkkaarloo ñu di ambiance di commenter di wax lu seen yoon nekk ak lu seen yoon nekkul jox leen dig daje ba suba mais gannaaw boobu di nuyu di remercier Ayou moo génn fii numéro téléphone 77 108 51 30 77 108 51 30 jaajëf jox leen dig daje ba suba incha allah.